maa ngi tudd Libaas Laye Thiaw di doomi Yoff dëkk Yoff Layeen juddoo fi màggee fi aussi maa ngi toll ci fanweeri at ak benn. Cours privé Seydina Mandione Laye foofu laa defee sama cursus scolaire yëpp jalee ko ci cours préparatoire yi ba terminal fa laa amee sama bac aussi par la suite ci laa dem université Cheikh Anta Diop fa laa continuer sama cursus supérieur mais bon pour bañ a guddal sama discours rek dinaa épargner yenn choix parce que dama bokkoon ci jeunes yi nga xam ne dañu bëri woon ay filières yu leen neexoon donc j'ai eu un peu de difficulté pour def sama choix mais au final par l'aide les conseils et l'appui de sama yenn frères finalement ma orienté vers l'ingénierie financière si laa amee sama master. J'ai fait beaucoup de travail, beaucoup de boulot en fait, des petits boulots aussi, mais aussi si cadre liggéey yi nga xam ne moom la ñuy jàppee liggéey yu considérable comme nekk ci bureau et cetera. Donc disons que jaar naa ci stage comme ñëpp et aussi jaar naa ci au niveau du ministère de l'Intérieur comme opérateur de saisie. Par la suite si laa dem nekk aussi si beneen fànn boo xam ne c'est assez diamétralement opposé disons muy métier wu journaliste, même si j'ai pas fait long feu là-bas parce que dama gis ne du domaine de prédilection boo xam ne préféré naa ko, mais comme tout bon jeune sénégalais da ngay am sa diplôme mais doo am métier bu correspondre ak say études. Donc au final j'ai postulé pour un métier dans la fonction publique ak sama master et cetera, avec l'aide et aussi les conseils de mon frère ma intégré fonction publique. Bi ma intégré fonction publique j'ai été intégré à la fonction publique comme agent administratif mooy ne da ngay doon ndaw état bi moom moo lay affecté ci domaine bi nga xam ne wala ci entreprise publique bi nga xam ne moom lay tànn pour yow. Dans mon cas j'ai été orienté dans le centre hospitalier universitaire de Fann fa laa nekk comme facturier dans le service de facturation, maanaam da ngay dalal patient bi xam li nga xam ne moo ko yëkkati maanaam saa ko xam li nga xam ne moo ko indi mooy le motif de sa prestation. Ensuite nga facturer prestation bi, l'élément bi nga xam ne moo ko indi boo ko identifier si nga koy facturer et ensuite si nga koy orienter vers li nga xam ne moo ko indi foofu. Moo xam parfois dañuy ñëw di payer au comptant, am ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw avec des prises en charge lu mu si mën di doon comme ay IPM ou bien des plans Sésame wala des imputations budgétaires. Yow yaay xool xam ban la si nga taxawu ko comme ni mu waree, ensuite orienter ko fi mu jëm. Pour l'heure daal comme travail professionnel je suis agent administratif, notamment facturier au niveau du centre hospitalier de Fann. Am na plusieurs activités que je mène en parallèle te loolu sax yaakaar naa mooy les choix yi nga xam ne mooy sama choix personnel yi nga xam ne ñoo ma gënal. Donte ne le travail de facturier c'est un choix, mais un choix qui s'est imposé par rapport à une logique boo xam ne jamono boobu loolu moo taxawoon ci sama kanam. J'ai eu à travailler avec beaucoup de grosses boîtes, mais loolu en parallèle la. Mais je préfère parler de sama projet professionnel bi nga xam ne moom laa njëkk a accomplir muy benn jeune entreprise si au niveau du domaine vestimentaire. Benn marque vestimentaire la bu tudd Elite SARL lañ ko déposé woon sous forme d'une SARL. Li ma sol nii sax d'ailleurs c'est un produit de cette entreprise là. Par la suite nag comme j'avais pas assez de temps, ay contraintes de temps tax ba ma délégué ko sama petit frère actuellement moom moo koy gérer. Par la suite si la taxawal une jeune entreprise aussi dans le domaine des métiers des arts décoratifs comme les tableaux ak tout ce qui est architecture d'intérieur, moo xam meubles décoratifs yi moo xam ay calligraphie
yoo xam ne dañ koy personnaliser ou bien des meubles aussi personnalisés yooyu noonu yëpp dañ koy def si sunu domaine de prédilection. Comme liggéey yëpp nag man dama am benn philosophie ci lépp lu may def parce que j'ai toujours voulu laal toucher à tout donc philosophie boobu moom laay demee ci lépp mooy ne liggéey boo gis wala domaine boo gis nga si évoluer rek discipline la laaj. Discipline maanaam yar sa bopp yar sa xel da ngay dégg nit ñi di wax tàggat yaram noonu la nit ki di tàggatee xelam aussi noonu la nit ki di tàggatee xolam noonu lay tàggatee jikko maanaam tant que yaa ngi tàggat sa bopp ut benn ligne de conduite boo xam ne moom ngay suivre te doo ko mooy dina la permettre nga mën di quantifier say évolution moo xam ci sa développement personnel la moo xam ci sa rapport avec les gens la moo xam sa niveau relationnel la lu mu ci mënti doon di nga mën a natt fan nga ci toll maanaam daal pour gàttal discipline la laaj lépp lu mën. Pour le métier des arts décoratifs boobu moom da nga ci rencontrer ay problèmes tout le temps mooy l'accessibilité du matériel moo xam matériel bi dafa nekk sur place maanaam mu exister fii nga dëkk yow Sénégal nga mën ko jënd mu cher wala dem problème mu accessibilité parce que dafa nekkul ci dëkk bii nga ne maanaam da ngay obligé fay ngir ñu importer la ko et cetera mais aussi si sama liggéey au niveau de la fonction publique foofu problème bi posé wu en général man sax du ma ko tuddee problème ndax bëgg naa bokk ci nit ñi nga xam ne lépp luñ jàkkaar lool wala jànkonteel comme tolof wala problème dañ koy jàppee défi maanaam loo xam ne da nga ciy jaare ngir dem ci beneen tolluwaay maanaam daal di réfléchir en termes de solution da nga ciy gis léeg-léeg patient boo xam ne dafa ñëw wala accompagnant boo xam ne dafa ñëw ak ay humeur am yow tamit yaa war a gérer loolu et que waroo bàyyi élément extérieur boobu ñëw influencer yow sa jikko ba nga wone loo xam ne du rafet wala du doon lu ñuy mën a nangu daal ci cadre liggéey yooyu ngay gis ci comme problème ci liggéey bi mais à part ça amul benn problème. mën naa njëkk a wax olof ndax ku juddoo Yoff daanaka mën nañ la nangul lool wolof la j'ai un bon niveau aussi en français un niveau acceptable en anglais et en arabe aussi. bu ma amee sañ-sañ bi pour lancer un message quelconque parce que ce n'est pas toujours facile de considérer que li ngay wax mooy dëgg bi nga xam ne moom la ñëpp war a mën a doxe mais li ma seetlu mooy sunu jeunesse ñun dañu tënk sunu bopp ci gis-gis bu xaw a gàtt damay fàttaliku benn waxtaanu professeur bu siiw fi Sénégal muy Souleymane Bachir Diagne dafa doon wax bés ne li mu gën a remarqué ci jeunesse su Sénégal mooy tënk bi ñu tënk seen bopp ci prise d'initiative maanaam la crise des initiatives la ko tuddee woon maanaam li mu bëgg a wax foofu mooy ne nit ki mën naa am gàllankoor ci environnement maanaam fi mu juddoo élément yëpp dajaloowuñu ngir mbiram yomb pour mu développer wu ci société bi moom ci jëmmi boppam wala mu yokk koomam wala mu yokk statut léeg-léeg aussi mu am benn contrainte ci jëmmam moo xam laago la wala leneen lu mënti doon yàlla moo koy dogal ba loolu tere ko ascension ci biir société bi doon lu jafe mu ne gàllankoor yooyu lu metti la mais dafa am leneen lu ko gën a metti mu ne mooy ñàkk yaakaar bi nit ki di ñàkk yaakaar ci génnee boppam ci loolu maanaam coono yooyu ngay am ak gàllankoor yooyu ngay am dafa am leneen lu ko gën a metti mooy nga dem ba yëg ci sa bopp ne ñàkk nga gëm-gëm ak yàq nga yaakaar ci génnee sa bopp ci loolu jeunes yu bari nag problème boobu laa gis ne moom dañu am man ci sama bopp laa koy njëkke di nga toll ci jamono boo xam ne da ngay yaakaar ne mënuloo jël initiative pour génnee sa bopp ci problème wala gàllankoor boo xam ne ci nga nekk ma jàpp ne nag tolluwaay bi lay may nga mën a génnee sa bopp wala nga am gëm-gëm pour génnee sa bopp ci mbir mooy toujours ngay organiser say waxtu maanaam organiser sa temps bu ma doon am benn message bu may jàllale pour jeunesse bi yëpp
mooy ñu organiser suñuy waxtu ndax c'est l'élément le plus précieux bu nit ki mën a am si dundam mooy ay waxtoom waxtu yooyu nga organiser que de telle sorte que lépp loo siy def mu doon loo xam ne dalay jariñ te nga mën ko quantifier mën ko natt maanaam nga créer des habitudes utiles loolu laay tuddee ay habitudes utiles maanaam ay mbir yoo xam ne yaa ngi koy def bés bu jot te saa su ne yaa ngi ciy nattee ne yaa ngi ci yokkoo maanaam am naa waxtu boo xam ne si laay toog 30 minutes yoo xam ne dama ko jagleel kese xalaat si naka laay def ba taxawal tel projet waxtu boo xam ne dama ko jagleel toog xalaat ci naka laay def ba mottali wala résoudre tel problème boo xam ne mu ngi ci sama vie quotidienne maanaam organiser say waxtu de telle sorte que lépp loo siy def mu doon lu utile et que nga trier maanaam nga segg mbooleem li nga xam ne ñooy intégrer sa dund maanaam lépp luy jóge ci extérieur lépp loo xam ne élément extérieur la buy dugg ci sa biir dund war nga mën a saytu xam ndax lu lay jariñ la wala déet bu dee lu lay jariñ la mën na dugg bu dee lu la dul jariñ la nga écarter ko ñun nag malheureusement dafa bëri ay divertissement ay mbir yoo xam ne daf ñuy réeral daf ñuy dévier ci l'essentiel ñu taxaw ci loolu nag muy internet bi que ce soit les petites sorties à la plage ou que ce soit les petites causeries derrière le banc public toog foofu noonu di waxtaan et cetera dafa bëri yu ñuy mën a tardel ñu accroché aussi te duñ focus ci li nga xam ne moo am solo donc pour en revenir à l'essentiel daal maanaam ñu gën a concentré wu ci li am solo muy suñuy waxtu ñu tàggat ko teg ko ci yoon woo xam ne lépp luñ ciy def rek lu ñuy jariñ lay doon. mu galère sax dafa xaw a reetaanlu waaye alaa kulli xaal li ma ci comprendre rek mooy ndax ay jafe-jafe dund naa ko moo xam ci liggéey bi la moo xam ci sama giiru dund mais comme tout bon sénégalais rek bépp ndaw boo xam ne tàmbali nga pare sa jàng war a liggéey xëy na di nga am benn laps de temps boo xam ne di nga ci toog au chômage lu dul les privilégiés peut-être mais ak nu mu mënti demee chômage boobu noonu mën nañ ko tuddee galère dund naa ko comme ñëpp am ay responsabilités et que période instant T boobu noonu amoo woon liggéey boo xam ne dina mën a soutenir say dépenses ak say charges yi la war bien sûr je l'ai vécu comme tout bon sénégalais wala comme tout bon jeune sénégalais mais jaar la woon te aussi sunuy mbokk mosuñ ñu bàyyi te loolu tamit mooy la famille mooy jàppalante ak tegante loxo te loolu moo tax ba dunduñ ko dund bu metti daal ala ko laaj bu doy waar la waaye ala kulli xaal dafa am sama xel ci lu mu dem mooy benn wax bu benn mutasawwifoon wax muy góor gi Ibnu Ataa'illahi As-Sakandari ñu bari xam nañ ko boobu ci téere boobu Al-Himmatul Ataa'i muy les sagesses d'Ibn Ataa'illahi daf ci wax ci defe naa 4e chapitre wala 3e chapitre bi mu ne nit ki góorgóorlu bi muy góorgóorlu ak coono bi muy def ci kërti àdduna yi mu ne coono boobu mënul xotti muru dogal yi maanaam tata bi nga xam ne moom la sunu borom def ci diggante nit ñi li ñuy def ak dogal yi muy dogal moom yàlla rey sa bopp ci àddina ba fàtte yàlla wala ba fàtte leneen ak leneen sax loolu mënul a percer mur boobu yàlla def ba yow nga soppi li yàlla dogal loolu lan lañ ci mën a jàngee maanaam loo sonn ci mbir loo ci rey sa bopp loo ci def sa temps du tere li yàlla dogal ne moom nga ci war a am loolu kese nga ci am kon gisuma benn logique ci nit ki di sàgganee mbir ngir am alal ci àddina maanaam alal gi ngay am ci àddina naam lu baax la waaye fexeel ba mu nekk en adéquation avec lii nga digee sa diggante ak sa borom maanaam sa diine bul ko négliger mukk ngir am àddina ndax boo jaayee sa àddina jëndee ko boo jaayee sa alaaxira jëndee ko àddina loolu mooy perte bi nga xam ne moo gën a rëy ci lu nit ki mën a def loolu xadiisu Yonent sallallahu alayhi wasallam waaye pour taxaw rek ci jàngale Ibnu Ataa'illahi maanaam dama bëgg a wax ne ko sa gëm boo doon yëngal montagne yi sax du tax nga am lu ëpp li yàlla dogal ci yow
kon defal li yàlla digle boole kook li nga xam ne moo lay jëriñ si àdduna yàlla jox la li mu dogaloon ci yow mu doy la. amul benn impact si sama liggéey ndax amul benn impact si leneen si sama dund sax lu dul lu positif xanaa mais li ma bëgg a wax foofu rek mooy ne li nga xam ne yàlla moo ko dogal ci yow te du sa ngóora maanaam du benn jéego boo def ngir yàlla dogal ne yow yaa sant diw wala yaa sant nangam loolu mënul am impact direct ci li la war maanaam li la war day continuer di la war nga sant nangam wala nga sant nangam du tere li la war day continuer di la war moom tamit daf may fàttali benn xikma bu ñu wax ne namm gi nga namm tënk sa bopp maanaam rafleel sa bopp si yittey àddina ndax yaakaar naa question bi si loolu lay sous-entendre maanaam nekk doomu kilifa rek ndax war na mën a tax nga ne déedéet jomba naa liggéey sàngam wala jomba naa génn ci mbedd mi di ànd ak nit ñi di kër-këri si àdduna déedéet bu la yàlla tegee si xaal boobu maanaam xaalatul asbaab la ko mutasawifun di tuddee maanaam ci tolluwaayu kër-këri da nga war a kër-këri maanaam nga toll nekk ndaw am soxna am doom kooku sikki sàkk amul ci ne dafa am lu ko war ci ñooñu si dundal leen dëkkal leen solal leen ak yeneen yu si topp yëpp sikki sàkk amul ne loolu moom la war kon moom bu ëlbatikoo ne man damay toog sol 3 pièces yor sama kurus du ma génn du ma ñàkkante du ma ñax du ma sonn du ma tawte lii war lépp yàlla dina ko indi ci kër gi bu ko yàlla indiwul moom moo tooñ njabootam ndax dafa am wareef yu ko war mu mànkeel ko ngir rek ne dafa jàpp ne moom il est au-dessus de ça ndax nangam wala nangam te loolu du logique bi kay mooy li la war du teggeeku ci yow juste parce que doomu diw nga wala doomu diw nga noonu laa ko jàppee te Ibnu Ataïllah mu ngi wax si foofu sax ne ki nga xam ne jàpp na ne loolu teggeeku na ci moom maanaam mu dugg ci xaalatu tajarrud maanaam tajrid rafleel boppam ci yittey àdduna toog ci biir këram def retraite boobu noonu ne du génn du kërti yooyu te yàlla dogalul ci moom loolu maanaam yàlla li mu dogal ci moom mooy mu war a génn am ay responsabilité kërti ñëw indi ci biir kër gi moom mu jombaleel boppam loolu ne déedéet man sama choix mooy damay toog ci kër gi ndax doomu diw laa mu ne kooku min shahwatil xafi dafa am bànneex bu nekk ci moom maanaam dafa yaafuus la bëgg a wax kon mën nañ ko tënk ci loolu rek di wax ne amul benn impact ci ñun te itam képp ku xalaat ne waruñu def nangam wala waruñu def nangam Libaas Thiaw warul génn yor ay bant di dox ak moom warul nekk di poncer ay bant warul nekk di peinture warul nekk di tax loolu sa xalaat la foofu ngay tënku yow mais man sama wàllu boobu du ma ko jombale sama boobu lépp loo xam ne gis naa ne war na ma quelconque moyen qu'il soit dinaa ko def mu doon rek moyen boo xam ne tegu na ci njub ak diine. Bon, le mot de la fin, disons que dama lay gërëm pour honneur bi nga ma jox accorder importance sama liggéey pour exposer ko et aussi samay xalaat ci différents points ba laaj ma ko ma la si gërëm di ñaan sama borom ba def tontu yi doon lu tolloog li nga doon xaar ak li nga xam ne mooy jariñ mboolem ñi nga xam ne ñoo ko nar a seetaan di gërëm sama famille aussi di gërëm mboolem sama famille ñëpp bàyyiwuma kenn aussi di sant borom bi tey ñaan yàlla na yàlla def jàmm si ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah